sunu gan Babacar Gueye porte-parole PDS salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu itam Georges Déthié Diop bi ñu àndal ci waxtaan wi Babacar Gueye coowal atteb Karim Wade bànqaasu mbootaayu xeet gi ñuy wax comité des droits de l'homme des Nations Unies ci jaare ko ci lu ñuy wax groupe de travail bu ko doon liggéeyal saytul koy mbir jàpp ni atte bi ñu atte Karim Wade fii ba daan ko juróom-benn atu kaso teg ko 130 nangam milliards ci alamaan ñoom nee ñu jaarul ci yoon dañoo war a tàmbalewaat yëf yi du coow lu bees mosoon nañ ko fay wax ci jamono am ñu jàpp ni rawat na waa nguur gi ne wax ju yàqu la ndax Sénégal moom na boppam ci wàllu yoon ak yeneen fànn ba mëneesul toog fële rek naan ko àtte sàngam tàmbalewaat ko. waaw Babacar maa ngi lay jaajëfal ci laaj bi ma laaj di tàmbali di am mbégte ci ndam li nga xam ne Karim Wade am na ko te ay avocat am liggéey ci liggéey bu sell. bi nga xamee ne bërki démb boo njaay fii ci France 24 njiitu réew mi biñ ko waxee mbirum Karim Wade ba wax ko ne ko groupe de travail des Nations Unies day waxoon na ne li ngeen téye Karim Wade tegu leen ko ci yoon dafa waxoon ne du organu Nations Unies maanaam groupe de travail la comme ni mu amee ci yeneen kuréel yi waaye tey le comité des droits de l'homme des Nations Unies ñoom seen bopp xam nañ ne organe la ndax mu ngi bokk ci haut commissariat te pacte bi nga xam ne moom la Sénégal signé réewu àddina bi yépp signé ko ba mu des yaakaar naa ñaar pacte boobu ci lañ daan Sénégal bettul nag PDS bettul Karim Wade bettul ñi nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu yoon lan moo xew bi nga xamee ne fii mbaxane nekkee benn ci Sénégal fi ali kalaj ji fii lépp jeexee ci wàllu yoon dem nañ fa jamono bu nekk Karim Wade ñu koy daan ñu dem CEDEAO Karim Wade daan nguur gi groupe de travail Karim Wade daan nguur gi dem France bëgg a teg loxo ci ay alal bu duñu wax ne moo ko moom waa France bañ loolu ndax fiñ ko tegul ci yoon ñu continuer xeex bi ba li nga xam ne tey mooy décision bi wax ne Karim Wade profité wul ci benn maanaam procès équitable que Karim Wade détention arbitraire bi ñu ko defoon du yoon que Karim Wade droit yi nga xam ne amoon na ko pour ñaan d'appel Sénégal créewul conditions yi loolu moo tax comité bi wax ne Sénégal na réexaminer yoon yi mu jaar ba condamné Karim Wade loolu nag pour ñun li ñu jàpp mooy daan bi ñu ko daanoon mënatul baax ndax ku la wax ne ni nga defoon ba daan ko na nga ko xoolaat fexeel ba may ko nu muy jaaree am d'appel ñu atteewaat ko kon ça veut dire que atte ba nga ko atte woon nekkul atte yow ne nga sànq ndam la est-ce que yéen itam fi ngeen toll nii du ngeen da ngeen di occulter leneen li nekk ci loolee comité des droits de l'homme bu ONU wax am na yi nga xamante ne da koo gantal te Karim Wade ak i avocat am ñaanoon ko ñun waxuñ lu mu gantal ñoruñu defu leen seen choix aussi ma ne ay li yéwén bu fekkee ne dañoo soxla ne dañoo bëgg tey nga dogal ñu caaya dogal ñu grand boubou dogal ñu xaftaan dogal ñu simis nga ne mënuma la defal simis waaye mën na la defal grand boubou ak xaftaan bi te fekk na yow yaa ngi dem Touba wala yaa ngi dem gàmmu Tiwaawan jàpp naa ne te loolu nekkoon sa soxla rek simis bi da nga bëggoon bu tàngee rek nga sumi ko sol ko yaakaar naa am nga li nga bëggoon li ñu bëggoon mooy li nga xam ne moom la groupe de travail wax. mais li ngeen bëggoon moo di annulation bu déclaration de culpabilité bi bokkoon na ci amu leen ko dañ koo gantal. dama ne xam nga yow yaa jàpp ne annulation bi amul annulation français la annulation ñaar moo ci mën a am nga ne far naa ko jàppal ne musta am wala ni nga ko defee baaxul defaat ko loolu la groupe de travail des Nations Unies wax comme Sénégal contrairement à ñoom li ñuy wax naan état souverain la état souverain mooy état boo xam ne am na sañ-sañ di dogal ci sartu réewum sartu réewu Sénégal constitution bi moo nekk ca kaw te constitution
à part loi constitutionnelle yi assemblée nationale woote dafa am ay accords internationaux ak ay traités yoo xam ne Sénégal bu ko signé ba ratifié ko ñoo ëpp doole sax waxuma loi interne yi. mais ma terminé fenn foofu rek après peut-être nga poser question bi. loolu moo la won ne la question boobu nga wax ñun am nañ satisfaction ci décision bi li ñu bëggoon am nañ ko mooy Karim Wade niñ ko attee baaxul niñ ko condamné baaxul te ñi ko wax mooy fi nga xam ne tey amatul benn recours possible ci wàllu droit de l'homme. amul mel na réew muy nangu ay bànqaas yu mel noonu di la wax tàmbaliwaatal atte sàngam nga koy def. mais c'est extraordinaire bànqaas yu mel noonu mooy yan bànqaas mbootu addina bi yëpp dajee ne dañu def organisation des Nations Unies ne ñun nii la ñu bëgg a tëralee réew mi pour que mu am sécurité juridique au plan international Sénégal ne man bokk naa ñu ne ko boo bëgg a bokk nii ngay bokkee ku fi bëgg a bokk boo liiroon pacte bi te xam naa liir ngeen ko am na ci li tax ngay mën a bokk yan sart ngay mën a nangu ak buñ la laajee lan ngay mën a def. bu ma nee bànqaas mooy groupe de travail non attends. non attendez bu ma nee bànqaas mooy groupe de travail gars yi neen groupe de travail amul benn maqaama di tàmbale defalaatoo nit ci wàllu àtte dara ndax groupe de travail ci boppam du bànqaas bu tax ñuy wax te nekk ci ONU ay nit yu booloo la rek ne dañuy saytoo ko defi enquête te nee ñu léeg-léeg seenub liggéey jaan da ca laxasu leneen ne ca gannaaw ka ko wax day yàq xelu nit ñi groupe de travail des Nations Unies la tudd c'est un groupe d'experts boo xam ne Nations Unies comité des droits de l'homme ñoo leen di jox liggéey pour ñoom ñu mën a défricher li nga xam ne mooy dossier yi war a ñëw ci ñoom te noonu la demee dossier bi yegg comité fu mu jógee lu dul groupe de travail pourquoi Sénégal di dem groupe de travail di fa layoo lu tax ñu nangu ñoom accepter groupe de travail woo leen ne leen dañu bëgg ci affaire Karim Wade ngeen wax ñu lu tax mu nekk en détention arbitraire ñu dem fa ba ñaari yoon ñu daan leen fa lu tax groupe de travail dossier bu mu yónnee comité des droits de l'homme lu tax ñoom ñu examiner ko sur cette base xanaa liiru leen kii observation yi constatation yi ñu def loolu mu ngi ci biir Sénégal doon na rejeté li nga xam ne mooy travail groupe de travail comité des droits de l'homme da ko delloosiwaat ci biir parce que dafa bokk ci pacte bi mais li nga xam ne mu ëpp importance mooy ñun li ñu am ci ndam ci loolu au plan politique moom a ci tax intéressé wu ñun li ñu intéressé woon mooy addina bi yëpp d'accord nañ ne Karim Wade dañ ko jaay doole tëj ko condamné ko génne ko réew mi ji nga loolu ak gouvernement bi lu mu mënta wax ak gouvernement bi bu fekkee dafa décider nekk un état voyou maanaam état boo xam ne du respecter la législation internationale ji nga ni ñu defoon Irak Nations Unies nga ne amul kuréel la rek nangam mais parce que Irak Nations Unies dañ ko jox ay yoon ay tegtal respecté wuñ ko loolu moo indi ñu France États-Unis Angleterre am sañ-sañ dugg fa. Libéria pareil Côte d'Ivoire pareil donc bu kenn wax ne Sénégal dafa nekk à l'abri dafa bëgg a nekk en dehors de l'ordre international tous les juristes même les droits de l'homme yi nekk Sénégal. boo leen laajee li ñu lay wax mooy mu leer Sénégal mënul braver li nga xam ne mooy constatation wu comité des droits de l'homme léegi li leer ba leer mooy Macky Sall moom ci waxam junj na ko président de la République bañ ko laajee ci interview boobu nga doon wax ci chaîne télé boobu ca France mu ni lu mënti am bu ñëwee loi bi li mu wax ci moom des na ko def maanaam contrainte par corps alamaan gi nga ko teg di milliards bu duggee ci réew mi te fay ko day dellu kaso loolu moom wan taxawaay ngeen ci am ngir fànk ko. bi jiitu mooy dem am ngeen ci pare. bi jiitu mooy comité des droits de l'homme si li mu génnee décision bi daan na Macky Sall déjà parce que Macky Sall dafa basé woon ci CREI décision bi mu jël comité des droits de l'homme wane na ne décision CREI bi mënuñ ci teg benn daan Karim Wade parce que dañ ko war a examiner kon Karim Wade Macky Sall président de la République bu waxee loolu bay sukkandiku ci décision bi maanaam jusqu'à présent foog naa mu ngi nelaw di rêver di gént mais loolu bu ko neexee mu gént parce que ku xam ne da ngay nelaw te yaa ko waxal sa bopp lion qui dort malgré que comité bi mbéj nañ ko mu continuer di door di nelaw dina yi mas a yeewu ni mu naka lay yeewu mooy li nga ma laaj xam nga parti démocratique sénégalais ak candidat am wane nañ respecter loi respecter réew mi respecter règlement lu nekk def nañ ko ba fii ñu yegsi pour éviter réew mi ay tolof comme yegsi nañ ba communauté internationale àddina yëpp nangu nañ ne Sénégal ñun ñoo am dëgg ci gouvernement Macky Sall
bu fekkee ne moom mënul respecter li nga xam ne mooy signature am au plan international ñun dinañu génn moment bi nga xam ne moo doon moment wu dem ay procès ki ay procédure fekk ko ci situation moom bi mu nekk mooy politique bi muy def pour xañ doomu aadama ay droit am ay yelleefam pour du bokk ci élection jàkkaarloog moom ci terrain bi xeex ak moom ci loolu te jàpp naa ne ñi nga xam ne dañ tayaloon décision bi tey di leen revigorer donc appel boobu moom dinañ ko lancer pour faire face à Macky Sall. lu ngeen bëgg a jaxase réew mi. jaxase ko moom. ah waaw. ci naka. ci naka xam ngeen ko doole lay utiliser ak organisation pour opprimer ay nit il faut que ñu organiser wu ñun ci doole pour résister à cette oppression. delluwaat ci laaju Babacar bi ndax donte sax nee nga xëy na amee ngeen ci ndam waaye contrainte par corps bi Babacar wax. contrainte par corps boobu li nga xamante ne moo di comité bi dañ ko avocat yi dañoo bëggoon ñu annuler ko waaye dañ ko refuser. mais vraiment fan nga gis ci décision bi boo ma ko liralee léegi nga ma kontaan ñu bind ci ne on a refusé la demande d'annulation de la contrainte par corps d'abord loolu amu ci xam nga lu tax contrainte par corps duñ ko demandé. li importance ak sanction pécuniaire yi aussi yooyu yëpp nga ca. s'il vous plaît li am solo mooy ji nga sanction comment dirais-je contrainte par corps bi ak amende bi xam nga lu ko indi condamnation condamné bi ñu condamné Karim Wade moo indi dugal kaso détention moo indi amende 1300 milliards 138 milliards moo indi boo ko fayul. condamnation bi dafa dugal kaso bi dafa ñëw avant condamnation bi. mukk loolu détention provisoire la quand je dugal kaso mooy tëj. waaw yaa ngi dugal kaso. non 6 ans yi moo tax may wax. itam bul yàq li nga question bi nga posé ma ñëw ci contrainte par corps bi. dama ne contrainte par corps bi ak amende bi ngay wax nii condamnation bi moo ko indi daan nañ la tëj nañ la kaso d'abord reconnaître nañu tey coupable loolu. comité bi ne nañ ko defee nañ ko xoolaat reconsidérer la demande de culpabilité la déclaration de culpabilité et de condamnation déclaration de culpabilité est-ce que Karim Wade moo def nañ ko xoolaat deuxièmement est-ce que Karim Wade dañ ko war a daan ni ñu ko daanee nañ ko xoolaat kon loolu am na ñun li ñu intéressé mooy condamnation mooy jur amende mooy jur contrainte par corps bu condamnation amul contrainte par corps amul amende amul enfin à supposer que sax mu amoon contrainte par corps dafa am procédure yaa ngi dégg mu ne su fi ñëwee ñu jàpp ko pour nga jàpp nit parce que contrainte par corps il faut d'abord une procédure boo xam ne juge moo koy décider mooy nga laaj ko li nga xam ne amende la yaa ko moo la ko yoreel joxu la ko nga demander juge bi ne ko li ma yoroon joxuma ko déposer caution juge bi décider nañ ko jël dugal ko mais est-ce que jàpp nga ne yow du point de vue du droit tey Karim Wade mën nañ ko détenir Rebeuss je dis pourquoi la grâce présidentielle xam nga signification lan la dafay effacer la détention bi nga xam ne ça procède de la condamnation. du amnistie de. moom waxuma amnistie. dama ne grâce laa wax. dafay effacer la détention. l'amnistie mooy effacer les faits. kii détention rek lay effacer waaye dafay garder les amendes. mais quand la grâce efface la détention et détenir Karim Wade procède de cette condamnation. comment contrainte par corps ne da ngay dellu kaso. mooy li ma wax mënatul dugg kaso. parce que mais attends je suis fini fii balaa ngay sori parce que dafa rebondir alors que dafa erreur. nit mu ngi mel ni nga jël ni rendi ko ba mu dee nga xëyaat un jour nga ne dama fiy tegaat bopp bi day dundaat. Firawna mi ko defoon dundul. léegi laaj bu simple. avant may bàyyi Karim. non Karim moom yaa ko jàpp moom. lapsus est-ce que Babacar Gueye dañ ko toppee Mboro. gis naa ko mais garaawul. léegi laaj bu simple. Karim dina ñibbisi wala du ñibbisi. léegi moom fës na leer na ne conditions yi pour mu ñibbisi presque 90% yi réunir na. maanaam. mooy xam na ne fi ñu toll Sénégal amatul benn opportunité juridique bu tax mu mën a am ci moom maanaam pression ñun kay li ñu bëgg tey mooy gouvernement bi tirer les leçons de ça comme décision bi ñu jëloon CREI yi amul benn effet bu mu mën a produire waaye nañu fexe góorgóorlu rapidement le juge ñoom lay waxal constitutionnel delloo ko ay droit am pour son inscription pour que ñu mën a jàkkaarloog Macky Sall ci élection présidentielle yi de toutes les façons la confrontation ci ni ma gisee mbir mi dafay inévitable actuellement parce que si kat Macky Sall pense que mun na aujourd'hui résister au droit international te ñun tey
loolu gën ñu jox doole amoon nañ ko dafa gën a yokk militants yi gën nañoo taxaw les démocrates gën nañoo taxaw pour que Macky Sall accepter décision bi Karim Wade dina dugg ci réew mi te du yàgg parce que la première des conditions li ma xamoon man xamoon naa ne am na loo xam ne mu ngi koy xaar te bu paree dina ñëw te lii ci la bokk. loolu lu mu. lii ci la bokk mooy li ci gënoon am essentiel. Georges. xoolaat lépp nga wax moom la juridiction comité des droits de l'homme de l'ONU wax kan moo koy xoolaat ndax man dama jàpp ne xëy na bu ñu naanee xoolaat lii waral problème bi surtout moo di CREI bu joxee dogal amul beneen ëttu attekaay bi nga xamante ne mën na koo saytuwaat. dama ne. ban moo koy saytuwaat ban moo koy xoolaat kay yow liiroo décision bi dafa wax ne état du Sénégal na organisé wu pour que Karim Wade am juridiction bu mu mën a ñu xoolaateeg dossier am waxuñu juridiction CREI waxu ko nañ delloo CREI annulation. moom laa lay posé déedéet daf ko wax na créer les conditions pour que Karim Wade mën a am appel. moo tax ma ne la ban. mais déggoo vraiment gouvernement bi mooy def loolu. c'est le gouvernement moo am problème pas nous. loolu de mooy samp tribunal bu bees xanaa wala changer loi bi. mu jël ay procédure jël ab app bu rëy. est-ce que dégg nga li ma wax ñoom ñoo am aujourd'hui obligation wu respecter li nga xam ne moom lañ leen jox comme injonction parce que may nañ leen délai xam nga ku lay may délai ay naan la may naa la 6 mois pour nga def lii ma wax ça veut dire que après 6 mois. moom xam nga 30. pardon. ngeen bëggoon 30. 30 lan. 30 jours. pour faire quoi. ñeneen ñu jox leen 480 jours à l'État. mais c'est extraordinaire yow xam nga lu ma dafa mel ni da ngay opposé wu. non s'il te plaît je termine. que état bi lii la am yéen amu leen lii ñun lii état bi am ñoruñu xam nga lu ñu ñor. xam nga lu ñu ñor mooy premièrement CREI li mu defoon baaxul nañ defaat leneen lu baax pour que Karim Wade ñun mën ko àtte ci yoon. dañuy jaxale Babacar Gueye sa taxawaay ci langue politique gi sa taxawaay ci langue politique ak saw xeexin ba ci fan yee nga nekk ci Facebook bi di xas Macky Sall naan ko tey lay jaay ak oomle waaye barki Dembo Ndiaye ay beñe coppati la doon lekk ak ñoom loolu tamit moom jar na koom. Babacar d'abord je pense que tu es allé trop loin en disant nga xas Macky Sall. d'abord li nga wax yow yaa ko xool sa bopp. waaw nu tontu rek. non du ma la tontu ci loolu. parce que am na noo ko doon waxee ma tontu la. mais li nga wax nii du ma la ci tontu. ndax nañ passer à autre chose parce que quand même. waaw. Babacar passons à autre chose moo gën. waaw non mais lu tax. yow je ne répondrai pas à cette question. pourquoi telle que tu me l'as posée. pourquoi non Babacar. passons à autre chose. mais déglu ma. doo ci am tontu ci question boobu fii tey. Babacar Gueye xam nga sànq yaa ni maa ngi lay laaj ba xam. dama ne ngeen di xeexee nga ni ma dañuy jaxase. dama ne da nga ni jaxase moom la ñuy jaxase. dama lay expliquer ma lay laaj yow est-ce que da nga am problème personnel ak moom wala. dama ne. ni nga ma posé question bi laax du ma ci tontu. léegi nan nga bëgg ma posé la ko. du ma la ko wax defal sa liggéey rek. waaw léegi lu tax la nga doon def ci Facebook fan yee nga def ko. question simple. vraiment Babacar. li may def Facebook du sa fii laa koy waxee lu tax ba koy def. tous les Sénégalais. fii nag lépp lañ lay laaj. moom la lay tontu. tous les Sénégalais xam nañ pourquoi may def li may def Facebook. lu tax nga koy def. mais vraiment c'est extraordinaire. non soxlawuma laa wax soxlawuma dama ne tontuwuma ci question wu. am nga ci droit ba déedéet am nga ci droit dama lay yeggale. dama ne tontuwuma question wu looy def Facebook. waxuma loolu de. lu ma fa def. ba ne émission bi lépp la ñuy laaj. waaw mais laajteel ma wax la boo tontu la. waaw kon ñu sóoratu yendoog jàmm. alhamdulilah. ñu sóoratu yendoog jàmm. alhamdulilah. ñu sóoratu yendoog jàmm.